asalaamaaleykum chers internautes yéen ñi safoo seen leader Mindiss TV ñu ngi fii tey ci seen beneen numéro Mindiss nay leer avec monsieur Issa Dieye candidat à la mairie de Fatick ñu bàyyi ko mu nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah madame la journaliste Marème Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem mbokku téléspectateurs yu Mindiss TV yëpp. monsieur Dieye ñu bëggoon a xam ci ban bannière nga demee ci élection yi. waaw donc man bannière bi ma demee ci élection municipale yi ci Fatick. mu ngi tudd Union Citoyenne Buntu bi. ñu ànd ci tamit ak pas mal d'acteurs ay opérateurs économiques ay artisans ay commerçants mais des politiques ñoo daje boole samp suñu coalition mu tudd Union Citoyenne Buntu bi. monsieur Dieye ñu bëggoon a xam lan mooy sa programme ban programme nga proposé Fatickoi yi ci élection locale yi. voilà donc soxna Marème ñun am nañu programme bu baax bu mucc ayib boo xamante ne nii du programme boo xamante ne nii programme copier-coller la comme ni ko gars yi di defee mais suñu programme avant ñu ko élaborer dañu initier woon benn tournée bu tudd tournée déglu askan wi. ñu dem ci askan wi waxtaan ak ñoom waxtaan ak les délégués des quartiers waxtaan ak les imams waxtaan ak femmes yi waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak ñoom ñëpp bi ñu waxtaanee ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax ñu say jafe-jafe ñu tënk ko nag vraiment élaborer benn projet bu baax mu am benn vision boo xamante ne vision bu am solo la bu dëppoo ak li nga xamante ne moom la Fatick soxla donc suñu vision nag mooy faire de Fatick une ville entreprenante et solidaire. Pourquoi ñu jël volet entrepreneuriat bi dañu gis ne jamono ji ñu toll nii problème principal nit ñi mooy problème mu xëy te état du Sénégal yàlla def na mënul insérer ñëpp fonction publique loolu tax ñu xalaat ne ñun mairie bi suñu ko jëlee faaw ñu seet naka la ñuy def ba renforcer volet entrepreneuriat bi nga xam nit ñi dañuy mënal seen bopp moom seen bopp nga xam nañ mën a liggéey bu baax a baax ba tey suñu programme nag yàlla def ñu tënk ko ci ay axes yu am solo. waaw axe bi ci njëkk nag li ñu bëgg a xalaat mooy fexe koom-koom bi wàllum économie koom-koom ñu seet naka la ñuy def ba gën ko soxali te ku ne soxali koom-koom nag foog nga xool ña nekk ca secteur ba naka ngay def ba encadrer leen jàppale leen ndax Fatick problème principal am mooy problème mu ndóol la dafa sous-développé trop donc nag pour mu développer foog ñu soxali koom-koom bi boobu booy axe bu njëkk bi donc beneen axe bi tamit ñu ngi wax ci dëkk bi ak dëkkuwaay yi. waaw donc foofu tamit ñu ngi ciy wax assainissement yeeg yooyu yëpp ndax gis nañ ne dëkkuwaay yi tamit ak environnement bi lu baax la ñu saytu ko sàmm ko ba nga xamante ni nit ñi seen dëkkuwaay dafay mucc ayib. beneen ba yi tamit troisième axe bi mi ngi wax ci wàllum li nga xamante ne moom la askan wi di jëfandikoo waaw donc moo xam muy ndox moo xam muy paj mi moo xam muy njàngale bi moo xam muy courant bi. yooyu yëpp nga xamante ne askan wi dañ koy jëfandikoo fas yéene nañ daal vraiment gën ko yokku gën daal ba nga xamante ne fu waay nekk soxla ndox mu am ndox fu waay soxla courant mu am courant lépp daal loo xamante ne askan wi dañ koy jëfandikoo fexe nañ daal ba gën ko soxali ba mu gën a jëm ca kanam. suñu ñeenteeli axe nag mooy bonne gouvernance te xam nga ne liggéey pour mu dox moom faw liggéey ba jaar yoon su fekkee da ngay liggéey te liggéey ba jaarul yoon mënoo liggéey loo xamante ne ni am na solo donc suñu ne bonne gouvernance nag mooy xalaat ne municipalité bi ñu commencé par ressources humaines bi ñu am ñu fexe renforcer leen ba ñu am ressources humaines de qualité mais également yi tamit wàllum état civil bi ndax gis nañ ne léegi dafa informel trop bëgg nañ ko gën a formaliser ba nga xamante ne nii daal dina gën a formel mu mujjee ak mu mun a méngoo ak jamono ji ñu toll nii méngoo ak technologie yu avancé yi nii loolu daal mooy suñu programme ñu tënk ko ci ñeenti axe. ginnaaw bi ñu paree ci programme bi gis nañ ne yow ndaw APR nga ñu gis ne monsieur le président Macky Sall monsieur Matar Ba la fi teg ci boppu kii bi mairie bi ñu bëggoon a xam lan moo tax àndoog moom. ci élection locale yi. waaw ndax combat bi tamit bi ma siy dugg du combat boo xamante ne combat personnel la mais combat la boo xamante ni dañu xool gis ne Fatick bëri na ay jafe-jafe yu fi am jafe-jafe yooyu nag du keneen ku dul Matar Ba ndax moom lañ dénkoon suñu municipalité depuis 10 ans donc nag at yooyu mu fi def yëpp la mu waroon def jafewu ko. kon suñu nekkee ay ndaw yu dëkk bi gis ne dëkk bi soxla nañu dañuy fàtte suñu bopp dem ci li askan wi soxla
te ci loolu la ñu nekk dëgg la monsieur le président de la république moom mooy président coalition Benno Bokk Yaakaar am na sañ-sañu wax ne kii laa tànn waaye ñun tamit Fatick la ñu dëkk Fatick la ñu bëgg lépp lu ñu am Fatick moo ñu ko jox Fatick moo ñu gënal lu ne kon ñun tamit suñu amee vision gis ne kat Matar Ba gënul suñu commune bi am nañu sañ-sañu taxaw pour soppali loolu mais lépp ñu ànd ci ak dal ak tey nag. ñu bëggoon a xam lan ngay xalaat ci bilan monsieur Matar Ba comme ni ko ñëpp di waxee ne amul bilan lan moo ciy sa xalaat yow. alors ñun day bilan Matar Ba man li ma jàpp ne réussir na ko xanaa tali bi jógee ci route nationale bi wàcc buntu këram loolu daal seetlu naa ko. au moins village artisanal bi nga xamante ne moom la ñu am mu nekk comme place boo xamante ne moom kese la Fatick am def nañ demande ba sonn ko ñu indil ñu fa tali ñu bañ mais moom daal jëlee na tali ci route nationale bi yóbbu ko buntu këram à part ça également réussir na yi tamit acte politicienne waaw te loolu bokk na ci li ñu tardeel politicienne yooyu nga xamante ne kenn ku ci nekk ci ñoom soo faloo li ngay xalaat naka ngay def ba élargir sa base ñun yooyu yëpp daal vraiment bëgg nañ ko jeexal ndax ñun ay acteurs de développement lañ on n'a pas de militant politique ni militante politique. ñu gis ne tension bi fan yi ci diggante opposition bi nekk fii nii ak monsieur Matar Ba xaw na bëri tuuti ñu bëggoon a xam ban appel ngay lancé Fatickois yi ak Fatickoises yi. waaw foofu nag lépp nañ ko def ci dal ak teey ndax Fatick ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp ay mbokk lañu ñëpp candidat yëpp laay waxal képp kuy candidat maa ngi lay lancé appel maire yi. pal yàlla koy def ci jaam te kii doon maire suba yàlla xam na ko ba pare ku munti doon itamit nañu ko nangul ne moom la ko defee kam ka xam nañ ne pal yàlla koy def ci jaam yaakaar naa ne jarul xuloo jarul xeex kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu laaj talal sa loxo laaj waaye jàppal ne yàlla koy joxe bu fekkee xam nga loolu nag yaakaar naa jarul xuloo jarul xeex ndax Fatick itamit après élection locale yi Fatick day des ba tey mais itamit ñun candidat yi ba tey dañu war a yërëm askan wi donc wàññi coow yu bari wàññi yenn xumbaare yi def ni man day politique bi ma jël su dee man ak man rek coow du mos a am ndax samay porte à porte laay def dugg ci nit ñi waxtaan ak ñoom te loolu am naa ci sañ-sañ candidat yeneen yi tamit nag xëy na jël nañ yeneen formule mais nañu éviter daal jàppante loolu amul njariñ ndax mbir mi du xeex moo la koy jox du saaga moo la koy jox du xuloo moo la koy jox da ngay dugg présenter sa programme nit ñi yàlla ànd ca ñu wotel la su ca yàlla ànd lu tamit duñ la wotel ñu wotel ka leen neex jarul mere kenn. dëgg la ñu bëggoon a xam sa xalaat ci prestation joueurs yi ci CAN bi en somme. waaw CAN yi joueurs yi nag ñu ngi leen di féliciter ndax certes que équipe yi moom benn jarul xeeb football moo demee noonu léegi football moom mun ngaa dajale ay star yu bari nga ñëw dajeek équipe boo xamante ne équipe bu dañ leen di tuddee équipe bu ndaw mais benn équipe ndawul ndax équipe soo xasee ba qualifié ba comme dem coupe d'Afrique rek benn équipe ndawul ñu ngi leen di encourager te xam naa ne incha allah rabi dinañ ci génn tout début est difficile xëj na xaw na metti nu di ci début bi mais incha allah rabi dinañ ci génn ak jàmm ak salaam ndax xam nañ ne suñu gaynde yi ay jàmbaar lay. ñu bëggoon a xam sa kàddu gu mujj ban appel ngay lancer say militants ak ñi la safoo. waaw xanaa ñi ma safoo laay wax mais militant moom wax naa leen ko man awma militant awma militante ay collaborateur laa am ñu àndandoo di liggéey ndax man bëgguma base politique duma responsable politique boo xam ne ay militant politique ak yooyu ay acteur de développement lañ bëgg développer Fatick ñi ñu àndal sax ñoom xam nañu loolu ba tax na ñun bëriwuñu bruit bëriwuñu coow te fu ñu defee suñu cortège génn yi tamit ñu gis ne am na kuñ nar a dajal dañuy jàdd dévier bàyyee ko la voie libre ndax xam nañ ne dara jaru ko fi donc ñooñu di ànd ak man ni tamit sama collaborateur yooyu maa ngi leen di ñaanal ñu continuer ci ligne boobu xam ne ligne boobu mooy ligne jàmm bi te suñ ci génne ne incha allahu rabi dinañ ñu jox mairie bi le 23 janvier incha allah. mbokk chers internautes ñu ngi leen di sant di leen gërëm c'était votre émission Mindiss nay leer ba beneen incha allah.